aywa lu jëm ci wàllum caada wàllu patrimoine bâti Ibou tey da ngaa def taxaw seetlu ci hôtel de ville bu Dakar mu am taarix bokk ci nataalu Dakar. dëgg la Fati li ñu ci gën a xiir sax gis nañ ne coow li bëri na jamono ji ci yenn bâtiment yi ñuy woowee bâtisse maanaam ñu am taarix ci réew mi. gis nañ coow li juddu ci Sandaga ak yeneen makkaan yi. ñu ne nag dañu taxaw seetlu. xool benn kër boo xamante ne. mu tombe tamit ñu am ay liggéey bu mucc ayib bu ñu fa amal di hôtel de ville. voilà ñu réhabilité ko jékki-jékkalaat ko sans pour autant daaneel ko maanaam son image d'antan la ñu bëgg garder parce que patrimoine la. voilà comme Gorée ni mu nekkee patrimoine mondial de l'UNESCO waroo fa indi yenn coppite ba mu ko changé. donc li ñu ci def ci ay koppar mu ngi toll ci 800 millions duñ ci sori Ibou Diouf lañ ci àndal ak Pape Sangone Mbaye dellu si waat léegi ci plateau Infos du matin. hôtel de ville wala mairie bu Ndakaaru bokk ci bâtiment yi nga xamante ne dafa am taarix fii ci réew mi loolee waral ñu classé woon ko patrimoine ñu ne nag gannaaw ay at bañ ko tabaxeek léegi jotoon nañu yeesal ko. ñu ko tabax 1900 commencé tabax bi 1910 te ñu inauguré ko 1914 quelque chose comme ça. Plus de 100 ans. ñaari yoon lañ ko mës a réhabilité en 1963 et en 1965 te c'est des réhabilitations partielles mais cette fois-ci madame le maire bu mu ñëwee dafa ne nañu def réhabilitation boo xam ne totale du bâtiment. donc bâtiment boobu bu demee ba am ay at balaa nga koo bàyyi muy gën a yàqu war nga ko defaraat dëgëraatal ko waaye conserver ko ni mu mel bañ ci changer dara. La réhabilitation normalement 10 mois. ñu ko doon kii contrat bi c'était sur 10 mois fii ki weer mais à cause de Covid dafa xaw a yeex tuuti. muy liggéey bu mucc ayib boo xamante ne daanaka ñëpp ñi ci dugal seen loxo ay doomu réew mi lañ loolee tamit muy lu ñuy rafetlu. projet bi c'est un projet boo xam ne de réhabilitation mën nañ ko tuddee sax restauration parce que pour les bâtiments classés patrimoine historique li nga xam ne moom lañ koy bu ñu koy beesal dañuy wax restauration. nekk na liggéey boo xamante ne bu am solo la boo xam ne waa Ndakaaru dañ ko bëggoon loolu. liggéey bu baax la parce que def réhabilitation dafa metti c'est-à-dire que coono la technique la réhabilitation technique de réhabilitation la te defe naa ni fii def nañu. technique de réhabilitation bu baax. réhabilitation am solo lool ci lépp lu yor taarixu réew loolu tamit bokk na ci liy gën a rafetal xar kanamu Ndakaaru. xam nga dëkk bu nekk dafay am histoire am te ville de Dakar dafa fi am ay bâtiments yoo xam ne lu mel ni hôtel de ville mel ni préfecture mel ni ministère des affaires étrangères ay bâtiments yu rafet la yoo xam ne niroowut ak li ñuy tabax temps yi. kon soo amee yu mel noonu nga xam ne mooy wane xar kanamu Dakar na mu nekkoon at yi ci gannaaw doone loolu yëpp dama koy toj effacer ko indi ay bâtiment yu gudd non. ñi nga xam ne daal ay ouvrier yoo xam ne yu xarañ yoo xam ne doomi réew mi la ñoo def liggéey bi li fi nekkoon boo ko xoolee ak léegi di nga xam ne vraiment Sénégal am na ay doomam yoo xam ne. seen mën nañu drop seen liggéey. te réhabilitation am na solo te mën nañu réhabiliter lu nekk c'est juste une décision technique décision politique d'abord décision technique loolu mën na nekk réhabilitation mën na nekk on a des exemples ici fii boo demee gare da ko xalaat sax gare bi dafa bëggoon daanu marché Sandaga bii lu ñuy wax coow li bare marché Sandaga mën nañ ko réhabiliter. dafa bokk ci suñu taarixu dëkk. moo tax bu ñu ko defaree dañ koy sauvegarder pour les générations actuelles mais aussi pour les générations futures quand on sait que Dakar nekk na pendant longtemps la capitale de l'AOF. te dama yaakaar ne bu ñu bëggee retrouver waat ni Dakar meloon bi fi suñ maam yi nekkee yooyu bâtiment dañ ko war a conserver. gannaaw nag taxawaay bi nga xamante ne kilifa yi jël nañ ko ngir yeesalaat bâtiment yooyu nga xam ne am na taarix fii ci réew mi ñu ne nag hôtel de ville moom dugal nañ ci lu tollu juróom-ñetti téeméeri million ci suñu xaalis.
très culturel Ibou Diouf moom xam nga sax da ciy dëggalaale kora yeeg xalam yeeg balafon yeeg yooyu c'est que Ibou ak caada moom c'est une longue histoire jokkoo njal a paax aywa ñu ñëw ci question yi. waaw c'est vrai que Ibou hôtel de ville de Dakar dañ ko classé patrimoine historique au Sénégal. lu tax ñu classé ko patrimoine historique je pense war nañu préciser sax que ni am na benn xibaar buñ ci dab muy Sandaga. Marché Sandaga dañ ko classé woon patrimoine historique te tey ci guddi. lañ ko rasé. waaw gars yi dañu xaar ba guddi gi. bon ñu bulldozer yi rasé ko. loolu également perte la pour le patrimoine bi ñu amoon ci. disons Dakar mais quand même ils disent qu'ils vont construire un bâtiment identique. bon bâtiment identique est-ce que mën na nekk parce que yooyu yëpp dinañ ci ñëw. parce que jël nañ ko voilà je pense jar na daal ñu leeral. pourquoi hôtel de ville ñu classé ko patrimoine historique. waaw Mor comme ni ñu ko waxee woon léegi dañu am ñaari prétexte bu njëkk bi mooy histoire Sandaga gis ne coow lu ni mu bëri. beneen bi mooy dañu gis ne comme ni ko Fatou waxee léegi bi muy introduire dugal nañ ci koppar bu bëri ngir réhabiliter li nga xamante ne mooy hôtel de ville bu Dakar loolu bu ñu ko waxee rek. mooy taxawaay bi mu am wala sax position bi mu am ci wàllu cosaan ak aada rawatina wàllu taarix. ndax bu ñu seetloo bâtiment bi ñu ngi ko tabaxoon en 1910 ñu ngi ko inauguré liggéey bi maanaam mu ngi pare en 1914 ñu inauguré ko. waaye laata loolu Fatou dañuy xamal ne dafa am beneen histoire bu ci lalu avant ñu fay def hôtel de ville ndax 1947 ba daanaka 1910 ay frères ñoo fa nekkoon. mu doon dëkkuwaay boo xamante ne dañ fa doon fësal lépp lu aju ci wàllu christianisme maanaam. ay frères du Saint-Esprit te ñu bàyyi ko woon Tugal ñoo ko taxawaloon. communauté lébu jamono yooyu ñoo leen ko joxoon. donc loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne moo ci laloo ba jamono ji ñu ne ak ñu bañ a fàtte ne tamit bu weesoo Dakar capitale du Sénégal. Dakar capitale AOF la woon. donc hôtel de ville am na taxawaay bu mucc ay boo xamante ne taxaw na ko si. ñu ne du loo xamante ne dañu naan patrimoine historique la du Sénégal. mais modeste ñu wax ne du moomeelu Sénégal kese. donc bâtiment bu mel noonu boo ko amee tey war na am jéego yoo xamante ne war nga ko def ngir melokaanam bañ a soppeeku. liggéey boo xamante ne dañ ko fa daan def tamit. nga di ko wéy di ko defar. justement bâtiment bi dañ ko defaraat ba mu beesaat. est-ce que projet boobu mën nañu xam ci yan anam lañu ko mënee. waaw Cheikh Tidiane di fàttali rek ne bii mooy 3e fois bi ñu koy rénové waaw. bu njëkk bi 1963 la woon. beneen bi 1965. mais ñaar yooyu yëpp mënoon nañu wax ay rénovation partielle la woon maanaam tuuti lañ ci doon cof. benn pàcc la ñuy defar. waaye bii nag dañu jël globalité bi yëpp. defaraat ko fexe tamit ba lu ñuy wax réhabilitation ñu. saxoo ci anam yi. parce que boo ko laajee architecte yi wala les gestionnaires du patrimoine dañ la koy wax. am na wuute ñu mën a jàpp ne tamit projet bi boo gisee ñu mën ci yegg si fii. monsieur le maire Khalifa Ababacar Sall moo ko tàmbale woon. waaye ci magistère ki nga xamante ne mooy madame Soham Am Wardini ci lañ. eggale muy projet boo xamante ne tamit lu toll ci juróomi téeméeri agent. boo leen laajee ñu ne liñ ci gën a rafetlu mooy ñëpp ay doomu Sénégal. c'est vrai que am na te yeneen pàcc yoo xamante ne lu mel ni Eiffage ak yeneen kii jàpp nañ ci. mais corps de métier yi ñu xayma ko ci fukk ak ñeent yëpp ay doomu Sénégal lañ. très bien loolu di fësal rek ne savoir-faire baa ngi fii. donc volonté politique bi bu amee rek. ak tuuti moyen yaakaar naa war nañ mën a yegg ci li ne mel wax nañ ne projet bi durée bi 9 à 10 mois la. ñu xayma ko li toll ci 800 millions de francs CFA. ngir amal bi projet loolu fësal rek ne lu am solo la soxna Fatou. très bien jàpp nañ ko wax ci wàllu li nga xam ne moo di patrimoine domaine patrimoine mu di loo xam ne ci ay concept wala ay mots yu ñuy génne tey di différence bi ci diggante réhabilitation restauration ak rénovation lan la. waaw Modou bu ñu lii ñu def ci hôtel bi réhabilitation la maanaam dañ koy rénover. sans pour autant ñu yàq ci dara. donc dañuy def de telle sorte que ki tabaxoon architecte bi ko taxawaloon bu ñëwaatoon tey. day du xàmmee li nga xam ne daf nañ ko ci. par contre rénovation souvent sax bëri na ñoo xam ne dañ koy xawal di jaxase
ndax yenn saa yi dafay laaj nga daaneel raser pour tabaxaat mais tout en restant collé à l'architecture de départ. Par contre bu ñu nee restauration. dañu naan c'est une action qui vise à protéger wala consolider wala conserver un bien culturel. Donc li ñu amal ci hôtel de ville réhabilitation la. maanaam li nga xam ne moom nga fa fekk. ci ngay sukkandiku ngir joxaat ko xar kanam bi mu mës a am. donte dina am yenn matériaux yoo xamante ne mën na ci wàllu yaan si. c'est ça booy li am nee nañ lépp matériel bi moom moo fa nekkoon li ñu ci yokk mooy peut-être ascenseur bi nga xamante ne. maanaam lu méngoog modernité la. très bien projet bi lan lañ ci mën a jàngate ci lu jëm ci wàllu patrimoine bâti. waaw premier enseignement bi mooy li ñu ko waxee léegi. savoir-faire bi am na fi. on a ay nit ay góor ay soxna yoo xamante ne seen xam-xam màcc na. jëm ci loo ci bëgg mu aju réhabilitation rénovation wala restauration. donc volonté politique bi ak moyen bi ñu ko fi tegee rek. ñu ngi doon wax léegi exemple Sandaga. exemple gare de Dakar gis nga résultat bi mu joxe tey. donc ñi ko defaroon bu ñu ñëwaatoon tey du ñu gis différence bi. donc loolu dafay fësal ne tamit importance su patrimoine ci réew. parce que tey ku ne cëpp Sénégal da ngay bëgg a dem visiter. ay gare de Dakar ay yenni monuments yi. di nga bëgg a dem gaa ci yu bees yi. mais ancienneté boobu di fësal jaar-jaaru peut-être histoire Sénégal lu am solo la. très bien voilà leneen li mooy Sandaga wax nañ ko léegi wax nañ tamit palais de justice. loolu tamit yaakaar naa kilifa yu jot nañu taxaw ci. très bien ndaxte lu dëxëñ histoire du Sénégal la. très bien yaakaar naa buñ ci taxawee rek. na mu meloon mën na dellusiwaat. ndax ñi ko mën a defaat ñu ngi fi. merci beaucoup expertise bi mi ngi fii Ibou. ñu lay jaajëfal bu baax ci li nga indi ci wàllum caada. ñu jeexalee pàcc bu njëkk bi yéenekaay yi Mamadou Fall lañ ci yàndal.